El Hadj Maguette Samb di woon comptable ci assemblée nationale nekkoon fa chef division de la comptabilité ci la retraité ñu retraité la ñu am kër fii laata ñuy retraité sax am nañu kër fii ci cité bi muy cité assemblée ñu gën ko xam ci turu cité Amadou Cissé Dia léegi bi ñu retraité la ñu ñëw fii dëkk fi bi ñu fi dëkkee ak feu Aline Gueye mi nga xam ne tey jii moom lan maire bi defal teraanga bii nar ko tuddee mbedd mi mu nekkoon suñu délégué quartier muy délégué quartier boo xam ne it wax dëgg yàlla feese woon la place bi dell te it mu doon nit koo xam ni lépp lu mu daan def ci daan associé nit ñi moom daawul xam moom rek daawul mën moom rek daawul sañ moom rek lépp lu mu daan daf ciy boole nit ñi ca nam ko daan defite daf koy def na mu gën a rafet yàlla nag moom mooy xam ñu war a ànd mu boole leen yàlla moo nu boole woon et ma doy ko sur toute la ligne ndax fu ñu daan dem itam day fexe ba yóbbu ma bu ma yóbbuwut bu nu àndee malgré que moom mooy responsable bi moom la quartier bi fan moom la quartier bi wóolit waaye danaan man du ma wax dara du ma def dara bu dee lu ñuy wax sama jeune frère a ngi di El Hadj Maguette Samb moom mooy wax mooy yore sama kàddu mooy waxe ci sama làmmiñam waaw loolu daal la daan doxale ak Aline. tey jii mairie bi ak conseil municipal bi jël décision nar ko tuddee benn tali mais bu jógee lycée ba dem ba terminus 7 ba dan nga mën a wax ci acte boobu. acte boobu noonu ko mairie bi defal ñun la sagal ñun itam la yëkkati ndax Aline liggéey na fii liggéey bu rafet boo xam ni Aline problème mu quartier bi taxoon na Aline heure boo ko yeewee mu jóg Aline heure boo ko woowee jóg Aline fu problème moo sa am ci cité bi muy un problème d'ordre social muy beneen ak problème bu mu mën a am day jóg tànkam sol dàllam dugg ci biir nit ñi ba régler loolu ku fi mës a tëdd sax feebar et boo amul moyen yoo xam ni yow mën nga fajoo ci jëngoy ci Aline dana dugg ci quartier bi kër mu wax leen problème bi lu ci nit am def ko ci ba nga xam ni kooku daan ko mën a taxawu ci faj ñi nga xam ni ñooy waa cité bi ca wër ma ni mën nañ témoigner loolu bare na ñoo xam ni Aline jaar na ak ñoom foofu ca moom soxlaam wax dëgg yàlla nit mooy xam ni Aline am na soxla waaye Aline daawul wax kenn soxlaam kooku nag bu ko mairie bi tuddee tur ñun dañ ciy kontaan dañ ciy bëgg et mairie bi nag ñun kon mënuñu ko fay ndax Aline ñun la doon liggéeyal moo doxoon suñu diggante ak mairie bi moo doxoon suñu diggante ak administration réew mi kon kooku nga xam ni moom daawul noppalu daawul liggéey daawul tëdd daawul noppalu di leen liggéeyal guddi ak bëccëg bu demee ba jóge fi génn àddina ñun duñu mën lu dul bég ci bu fekkee ni mairie bi ñëw na nar ko tuddee mbedd moo xam ni turu Aline deetul fay fii ba àddina di tukki loolu ñun dañ ciy bég ku gis Aline ci ñi fi nekk ñëpp da nga xam ni lii Aline mérité na ko ndax nit koo xam ni ñëpp dañuy tëdd di nelaw moom muy veillé ci nit ñi lu mu dégg mu ni cundum jóg na dem na woote lépp lu fi yàqu bala muy am jàmm daf ko defar fépp foo xam ni conflit am na dana fexe ba woo kilifa yi ñu dajaloo ñu seet lu ñuy mën a régler loolu boo gisee fii presque barewuñu problème yoo xam ni dañuy dem police di ko régler parce que problème bi bu mosaan am moom bala muy jóg fenn la ñuy jóg toog ñu régler ndax dafa daan wax ni fu ngeen mënti dem itam ay nit rek ngeen fay fekk comme ay nit a ngi toog fii nanu teeg ñu régler ko fii
te yàlla léeg-léeg yàlla def ciy def sutura ba nu régler ko fii ba mu baax. kon nag kooku tey jii bu fekkee ne mairie bi mi ngi ko bëgg a immortaliser tuddee ko mbedd ñu de dañ ciy kontaan dañ ciy bëgg. maa ngi tudd Bokar Diop doon liggéey assemblée nationale à la comptabilité. Alioune nag moom du ma ni dañoo bokkoon liggéey mais sama mag la parce que dañu yàgg rakkam nekk sama xarit benn bakkan donc moom du quartier bi boole wuñu ba pare Thiès aussi boole nañu parce que am na ay mbokkam yoo xam ne samay mbokk lañu donc daal sama mag laa ko mën a teg sama mag la Alioune nag ku baax la woon li mu daan def fii yëpp daf may woo màggat sàmm mi ñu waxtaan ci ba pare muy soog a décider ci dara loolu nag moom attitude bu baax la parce que concertation la daan def daawul jël benn décision moom boppam daan concerté wu ñëpp ba pare comme nag moom mooy chef de quartier ñu ne ko nag léegi nag décider te décider bi sax moom sax dafay metti parce que dafa naan li ngeen wax rek moom la ñu dox donc daal Alioune daal moom lu baax rek lañ ko mos a xamal tudde bi na ko tudde nag moom mënu leen def lu ko dàq parce que moom neex nañu trop loolu moom dañ cee kontaan bu baax a baax man nag mënuma wax lu bari xawi ma ci mais nag daal Alioune daal suñu Alioune la woon daal demam bi nag naqari nañ trop waaw jërëjëf. Aboubacry Niane enseignant la Alioune ak sama papa ñoo liggéeyandoo assemblée defe naa fii ma mu jeexal mais li ma ñëw ci quartier bi Alioune daf ma jàppee rek lu xew mu informé ma te vraiment li ñu mën a sedd ci Aliou en tant que chef de quartier pédagogue la parce que conflit bu mun a am dina fexe ba régler ko ci jàmm ak salaam du dem feneen itte nit ñi moom mooy itteem ci lay dox guddeeg bëccëg jàpp ñëpp morom comme ñii ni ñuy wax nii lu xew rekk day ñëw ci waa quartier bi yëpp kenn par kenn laaj la sa avis avant muy jël avis donc te am consensus ci nit ñëpp donc lii su ko mairie bi dafay vraiment dañ ciy kontaan parce que chef de quartier boo xam ne il est à l'écoute de toute la population kon nag lii sargal ko ñun ngeen sargal vraiment ñu kontaan si lii. asalaamaaleykum bismillaahi rahmaani rahiim allahumma salli ala seydina muhammad man Adama Fall laa tudd jabaram laa rakkam laa léppam laa sax pour te dire liñ ko defal man mënuma leen a remercier ndax dama ci fier kontaan ci torop waaw ndax man Wakaam sama dal la baax laa xam ci moom affectif bëgg njabootam waaw ndax man bi ma sëy ak moom man tam xaw ma dara sama passé yëpp presque moo ma aidé c'est un long parcours boo xam ne boo ko doon wax lu jeex dama koy abrégé tëj ko noonu mais xam naa ni ku baax la bëgg na ma bëgg na njabootam bon mu bëgg xale yi baax bëgg quartier bi bañ nommé ko chef de quartier fii mu jabooti ñëpp nekk papa yi ñëpp daal pour te dire mais léeg-léeg maa kuy ñëw sax maa lay recevoir lijjanti ba li nga soxla nga jot ko mu dem bon nit la koo xam ni ku courtois la mu am yërmaane nag ci ñun nekk papa ci famille bi nekk mag nekk rakk bi ñu ñëwee Wakaam tam cité bi ñii ñëpp témoigné na ko xale yi ba bu doon dem ba fële otoom sax ku jëm Dakar mu ne la duggal ma yóbbu la loolu nag ci disposé la waaw amoon na disponibilité envers les gens bon ñëpp la doon toppatoo ku mu gisul seeti la ku mu gëj a gis seet la te loolu defe naa mooy affaire notable daal waaw loolu moo waral nag ñii ndax man bi ñu ko koy tuddee affaire maire bi newuma fi sax dama demoon sama kër doom boobu def naa fa une semaine ma ñëw sama beneen fille bi coro ni ma yaay indi nañ fi benn note de service pour que papa dañ koy parrainer boulevard bi du CM à la terminus PSN ma ne ko loolu de lu neex la man kontaan naa ci ndax man Aliou aw ma lu dul moom
moo ma jëkk a jël xaw ma keneen waaw gis nga sama kër du ma dem du ma dikk bon bu ma daan xëy di liggéey day taxaw ba ma solo takkal bijou solul Adams il faut se parer il faut s'habiller ma doog a génn dem lycée. maay madame Diop Awa Sidibé Alioune Guèye nag moom wax bi mun na la gudd ndax li ma waroon a wax ci moom yëpp Bokar wax na ko Maguette wax na ko ñun ñoo bokkoon benn service. Alioune Guèye nekk naa liggéey naa ak moom pendant plus de 30 ans ñu bokk benn patron j'étais la secrétaire du trésorier moom mu nekk hôtel des députés ñun ñoo ko waroon di financer chaque matin Alioune bu xëyee hôtel des députés day ñëw sama bureau toog di xaar sama patron ma introduire ko mais Alioune lii ñu ko waxal loolu rek laa ko xamal Alioune du xeex Alioune du mer. man de loolu laa ko xamal yàlla rek ma tax di wax ndax man dama liggéey ak moom pendant 30 ans ñu bokk benn patron mais man fu ma gis sama jigéen la may wax yàlla def ñu dëkk fii xoolal li yàlla di def suñu kër yi janoo samay doom mu def leen comme ay doomam pour te dire que sama doom bu xëyee di liggéey dugg otoom ci bopp koñ ba lay taxaw moo wax jàllo mii foog mu ne ko mu jigéen dama la jàmm dikk jàmm toujours moo tax keroog bi mu gaañoo kooku loolu la jëkk remarqué mu ne dafa yegg ci bopp koñ bi gisu ko gisul monsieur Diallo mu yegg bureau ne ma maman man tey gisuma tonton de tonton ñaanalu ma de te sànq dégg naa ca kër ga foofu ñu mel ni ñu yuuxu te yuuxu mag la woon dara xewu fa ma ne yëgaguma dara de ñu toog ba yàggati mu woowaat ma fekk ma yëg nag affaire bi ma ne ko li nga yaakaaroon de moo am nii Alioune Guèye noonu la musa mel képp lu ñu wax bu baax rowoon leneen dinañ ko wax ñëpp la daan toppatoo man day toog ñaari fan ñetti fan mu solu ba jekk dafa bëggoon solu nag xam nga doomu Ndar la day solu ba jekk sol mbaxa kii boobu ñëw fëgg dugg si awa dama la nuyu si yaa grand maas daal di toog waxtaan ak sama jëkkër xaritam la woon dafa mënul ñëw mais ba ma ko waxee lii dafa ne il le mérite très bien Alioune est très bien Alioune ku baax la nee na awa man saa yu ma xëyee taxaw si sama buntu kër janox buntu kër Alioune pour man ba tey Alioune deewul mu ngi fi ba tey di leen sant kontaan ci ba ci kanamu yàlla sama jëkkër bi ma ko waxee def ma ne Alioune le mérité na loolu vraiment maire yi def na lu baax def na lu rafet wax dëgg yàlla kontaan nañ ci torop wax dëgg yàlla ndax am na ñeneen ñu ko mënoon tuddee mais moom daal bosam daal neex nañu vraiment neex nañu à 100%. di voisin yam bi nekk fii ñu di ko wax Jibi Baar moo dëkk ci kër gi topp fii dëgg la xëj na historique bi xëj na ñenn xam nañ ko xamuñu ko. fii ku nekk xeexal nga sa moroom pour ce villa mais bi Jibi Baar gaañoo loolu rek laa bëgg a wax dafa jël famille am en charge jël doomam yi en charge yóbbu leen dans des ci écoles yi di fay moo fayal boppam ñiy jàng apprenti mu di leen jox paas moo leen di jox paas di leen jox añ jabaram su feebaree moo koy yóbbu moo koy dugal ci oto bi moo koy yóbbu mooy jënd ordonnance li ma lay wax nii dëgg la de laajal ñu ngi nii sedd nañ ko mu jël Jibi Baar yore famille am benn ko yàlla yóbboon nii waaw moo tax lii mu def tey ba fekk Jibi Baar su Jibi Baar demee dina kontaan parce que toppatoo na ay jabootam loolu def na ko fii en charge laa la wax en charge doomam feebar am fii cancer mooy dugal mooy yóbbu hôpital mooy fay rajo moo ket bi surtout taxaw ku ñëw mu ne xeebu ma dara soo amee sa dërëm soo defee mooy xaaji guddi ba xale bi ni mu demee Alioune Guèye moo fi def loolu moom moo ko fi def moo jël voisin yam ñu doon liggéey assemblée mu dee ba ni mu fekk jee Jibi Baar moo jël famille yam ba doomam yi mooy defar ba ñi am bac voilà ñii am bac ñii feebar ba dee ci loxoom loolu yëpp Alioune Guèye moo ko fi def waaw tey ba muy fekk Jibi Baar nag moo tax li maire bi def defalu ko kenn ñun la ko def ñun ñii waa assemblée. asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. bisimilahi rahmaani rahim. man Soda Fall may tàmbali ci waxu Alioune Guèye waxu Alioune Guèye nag moom dangay wax rek ba sonn bàyyi waaye waxam di jeex te wax bu baax rek
man maag jabaram ji ñoo bokk ndey bokk baay sama doom yi ñu ngi nii xamuñu sax seen papa sama sët yaa nga ne ñu ngi nii taxaw ci biir moom lañu xam mooy seen lépp mooy def mooy dingi mësuma gis ko baaxe ni Aline Gueye baax yomb na waaye dëkk ca moo jafe mën ngaa def tey bu ëllëgee nga génn ci ba pare bëgg lu baax bëgg nit bëgg mbokkam bëgg njabootam kër gi dara du bëgg dara manqué fi mu ngay daw rek di daw ci lu baax la ñun daal dañuy sant yàlla sant yonent bi rek alhamdulilah sagam moom yàlla xiir na ko ci lu baax ba mu am ci ndam tey ji ngeen ñëw fii ñun kenn mënu leen a fay sant yàlla sant yonent bi dee nag moo mel noonu rek waaye ñun yàlla moo koy tege kenn du ko teg kenn waaye Aline am na ndam ci cité bi am na ndam ci mbokkam am na ndam fépp man day dara duma lijjanti dara xale yi ku judduwaan sax moo leen di ngeen doomi mujj ñu naan papa jënd na xar papa rek lañ koy wax ndeysaan bi nga xamante ne fan yooyu ma géej fi ma ñëw bi may ñëwee toog fee mu ne yow neel Soda mu ñëw ma ne man day papa nag man lu may doyee papa lañ koy wax xale yi yëpp ñun ñëpp ma ne papa yaa ma woo mu ne waaw toogal góorgóorlu leen sa sœur bi nga ko jàpp bu baax ma ne ko nag yooyu boo koy wax man damay tiit lu xew mu ne ma dara xewul dama lay waxtaan ak yéen rek wékki photo yi nekkoon fii ci kaw xoolal photo yi ni mu rafete sa sœur bi na nga ko jàpp bu baax Soda na ngeen góorgóorlu tàmbali di wax rek ndeysaan nekkate booba daay Aline moo baax moo laabiir ñëpp la yemale ñëpp man de xawma dara mbubb sax bu ñu soloo ba pare di dem dafa naan wooy leen Soda na xool nag correct na am déet yéen correct ngeen rek ngeen bëgg a def déedéet ma ñëw ma ne ko papa xoolal nag correct na ma ne nañ la génneel ci yére yi génneel la ci yëf yi nga solu ba jekk yooyu yëpp baax rek jërëjëf yal na leen yàlla fay yal na leen mbokk fay yéen it baax ngeen torop moom daal c'était un agent très dévoué. Il venait voir le caisseur, il amenait ses factures. Le caisseur le voyait, il le recevait. Et sans faute. Vraiment. Lui, il a nommé pour chef de avenue bi ngeen ko bëgg nommé. Dégg nga, c'est pas une chance, c'est un mérite. Parce qu'il a fait beaucoup de choses. Dans le quartier. Et c'est toujours du bien. ñun ñëpp amul mag amul ndaw ñëpp la defal demal na ñëpp dikkal na ñëpp tubaarkàlla ñu koy ñaanal daal mooy daal yàlla na ko yàlla teral ko njabootam gi yàlla na ci yàlla teg loxoom ñun ñëpp ñu fekke te vraiment ñu ngi leen di remercier yéen waa mairie de la nomination bu ngeen ko defal ci kii ci suñu quartier bi waaw wasalaam. asalaamaaleykum mbooloo mi man Seydou Diallo laa tudd adjoint chef bu gendarmerie la ba ma ñëwee ci quartier bi ba léegi Aline moo ma tette moo ma gàttandu moo ma teg ci yoon boobu ba léegi maa ngi moo may ànd guddeeg bëccëg chaque jour ñooy ànd jàkk ji bu ñu jógee jàkk ji ñooy ànd ñibbisi ba ma egg sama buntu kër ñu tàggoo moom ngi am këram. Aline nit ku baax la comme ni ko ñoom mbokkal waxee nit ku am kóllëre la ku mu xas a jàpp daf lay jàpp ba faw amul xàjj ak seen lu mu def rek daf ko def avec sincérité te ku bëggoon njaboot la aussi ku bëggoon njaboot la à chaque fois dama day waxtaan ak man ci njaboot moo tax yàlla sunu borom ba muy laata dem jot naa waxtaan ak njabootam ba def ay dénkaaneem kooku nag bu ngeen jógee maire yi jóg ne daf koy tuddee avenue bi ñun dañ ci kontaan sawar ci boobu ba léegi nag ñu ngi leen doon xaar mais lu rafet la lu ñu fonk la incha allahu rabbi wax ci du gudd mais dañ leen di gërëm di leen sant rek li ci war yëpp dinañ ko def maa ngi gërëm nag njabootam dañ ma def ni bàyyi ba depuis ba fi Aline jógee lu ñuy def dañuy ñëw wax ma ko ba léegi ci ngoon balaa ngeen ni ñëw nañu sama kër wax ma li fa xew donc maa ngi leen di gërëm ñoom ñëpp
di leen ñaanal gudd fan ak wér-gu-yaram di leen ñaanal yàlla li ñu bëgg yàlla na leen ko yàlla defal yàlla nañu sut fan seen baay yàlla na leen yàlla taxawu teral leen ci barke salaatul fatiha ci barke alquraanu karim allahumma salli ala sayyidina muhammad ngeen jërëjëf. auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim. maa ngi tudd Maguette Gueye man maay caatu El Hadj Alioune Gueye waaw sama yaay mooy Adama Fall muy toog sànq moom moo waxoon quoi mën nañu wax ni man maay wax ci kàddu doomam yi nekk fii nii yàlla def na nag doom yu góor yi fi nekk yëpp ñoom ñuy bitim réew daanaka man rek maa fi des ci biir kër gi waaw lu ma mën a wax nag sam papa bëri na lool nag ndax doom lépp lu muy ñaan ci waajur bu góor daanaka matale woon na ko bu mat sëkk waaw ndax yar nañu ci yar diine ak lislaam ba ku nekk xam na sooy dox fooy teg sa tànk at comportement bi nga war a am ci diggante nit yi at dëkkandoo yeeg yu demee noonu te doon na loo xamante ni lu am solo la su ko as doom amee ci biir waajuram daanaka wàccoo naat moom waaw yàlla def na nag xëy na waaw lu ñu mënoon daan nañ ko def ci topp ci ndigalam at bàyyi tereem waaw yàlla def na nag jële na ko fi amul lu dul di ko sant surtout nag di ko saxal di ko ñaanal fu mu nekk yàlla yërëm ko te xare ko àjjana waaw di tamit remercier nag bu baax maire bi initiative bu mu am maanaam rue bi mu jël jagle ko ko bëgg ko tuddee doon na tamit loo xamante ni suñu sag la waaw dëgg fa yàlla ndax nekk na fi ci dëkk bi ci cité bi am fi taxawaay bu rafet waaw te nekkaloon na fi askan bi nekkaloon na fi ñëpp rawatina ñi feebar yeeg ñëpp at ci plan bu mu mun a nekk moo tax dañ am contentement am mbégte boo xamante ni mënuñu am fuñ ko nattee waaw amul na lu dul di leen jaajëfal rek nag di leen sant waaw di ñaan nag ku ñu nekk jéego yu mu ci dox rek mu yokk ci ba yëg ko waaw ci barke Nabiul Mustafa asalaamaaleykum wa rahmatullah